mu ngi noonu jàngatu Abdoulaye Cissé Chérif tey itam mu des rek ba tey ci mbas mi. waaw ci mbas mi la ñuy wax également ci li nga xamante ni kon moom mooy mesure barrières yi di gestes yi. ci gestes yooyu nag bokk na ci ñu ne raxas loxo yi wante également takk masque ak yeneen mais ci ñaari ponk yooyu lañ bëgg a waxtaanee ak Abdoulaye bi ci njëkk moom mooy raxas loxo yi dañ ne ku am saabu mën nga koo jëfandikoo wala nga jëfandikoo gel antiseptique yooyu nag Abdoulaye waa IFAN di Institut fondamental d'Afrique noire génn nañ benn rapport li mu wane mooy daal dañuy remettre en cause même efficacité yooyee gel. Chérif xam nga feebar bi bu fi jógee bu ñu ñaanee yàlla ba ñu dawal ba mu jóge fi bu pënd wi wuroo comme ni ñu koy waxee li ñu nar a découvrir xëy na yàlla na lépp doon jàmm ndax rapportu IFAN bi li ñu wax dafa jara tiit ndax dañu ne gel yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk étudier yi yëpp wala yi ñu étudier yëpp amul benn boo xam ne atteindre na taux alcool bi nga xam ne mooy mën a rey doomu jàngoro ji ci boo ko raxasee sa loxo mu mel ni ki ñun li ñuy xabar yi gel yeeg liñ ci campagne yi ci dem yëpp yi nga xam ne nii bàyyi nañ ko mu dugg wala boog yi ñu defaree ci biir réew mi moo nga raxas sa loxo ak ndox ñooyam te loolu dafay doon problème bu rëy parce que geste barrière bi ñu gën a bàkk ci yëf yi bu dul sol masque mooy gel bi ba ku ne yor ko sax ci sa poche bu ñu demee nag ba ne gel bi ni ñu ko étudier ci ay recommandations yoo xam ne nag organisation mondiale de la santé moo koy joxe mooy joxe taux yi nga xam taux alcool bi war a nekk ci gel bi protocole bi mu war a àndal ba boo ko defee ci sa loxo raxasu ci bu baax mu mën a rey doomu jàngoro ji bu ñu demee nag ba ne la gel boobu amul efficacité wu rey doomu jàngoro ji mel na ni ki nit ñi léegi day xam nga da nga yor gel nga naagu comme yor naa gel bi bon am na loo xam ne nii di voilà mën nga sax nuyu nit jàpp ni comme yaa ngi ak gel bi rek après boo demee nag ba ñu def rapport le plus officiellement laboratoire quand même IFAN c'est très sérieux ay scientifique lañ gis ni amu ci benn boo xam ne respecté na taux alcool bi nga xam ne ni organisation mondiale de la santé mu ngi koy joxe li ci gën a doy waar nag mooy kilifay réew mi xëy na ñu ngi koy bëgg a noppee parce que loolu moo arrangé ñëpp ñu noppee ko jàll bañ fi yëkkati coow lu mel noonu ñi nga xam ne ñooy agence sénégalaise de normalisation ñoom ci seen bopp njort nañu mbir mi lu tax parce que ñoom nee nañu amul benn defarkatu gel bu nekk fii ci biir wala ku ko importé koo xam ne indi nga ci ñoom sa échantillon pour ñu homologuer ko c'est-à-dire nit ñi indi nañ gel rek dugal ci marché bi ñuy jaay amul kenn koo xam ne yóbbu nga sa échantillon pour ñoom ñu homologuer que ne bii baax na. mais loolu yoo xam ne sax soo ñu koy xool ñu ne la tu es protégé pour une durée de 8 heures. sax soo ko raxasu. non loolu xam nga mooy. ñu koy jaayee pharmacie loolu xam nga mooy li ñu tuddee. mais biir pharmacie lañ koy jaayee. waaw mais ñooñu ñëpp protocole yi sax waroon naa am parce que dafa am ñaar. am na ñi nga xamante ni nii bu ñuy defar war nañu am seen laboratoire bopp. étudier seen bopp en amont. parce que loolu day am loolu moo gën nga def ko ba pare yóbbu ci Sénégal agence sénégalaise de normalisation. ñu recalé la mais loolu manifestement defuñu ko parce que bu ñu ko defoon danañ egg ci taux yi nga xam ne ni moom la ñu recommandé wax ko tey lu caagan dañuy décourager nit ñi pour gel bi mais pour kilifa yi nga xam ne nii ñoo ko yor mais jël ci ay matukaay parce que bu ñu nee gel bi principal barrière la. quand même au moins ñu xalaat mu am efficacité ak ban gel la ak lu tax ñi fi yor gel ñi ko fi dugal wala ñi ko fiy defaree respecté wuñu normes yi mu ngi mel ni nga ñu ne la gel nga dem jël sa vinaigre ne gel la xam nga loolu aussi c'est-à-dire ci ñi koy jënd ba pare di ci def seen xaalis parce que gel bi bokkul ci effort de guerre bi nga xam ne nii général boo déclaré guerre yaay joxe ay munitions bokkul ci effort de guerre bi ku nekk yaa koy wutal sa bopp di ko jëndal sa bopp nga feebar bi mu fi duggee ba léegi ñu ngi dégg moom juróom weer jëm si juróom benn weer boobu ba léegi tamit ñu ngi jëfandikoo gel yi est-ce que loolu ñuy def noonu am na impact ci propagation maladie bi wala déedéet parce que gel yi tamit su protégé wul woon est-ce que instant bi du fekk askan wi yëpp justement est-ce que sañu ñoo jiiñ tamit à l'inverse on peut faire la réflexion inverse est-ce que sañu ñoo ne cas yi nga xam ne répandre cas communautaire est-ce que du parce que gel bi parce que loolu yëpp mën na nekk tey démonstration bu ñu koy def tey dañ koy def ci ñaar yëpp mën nga ne est-ce que protégé wul xam nga am na ñuy xalaat ni feebar bi am na loo xam ne moo am ci biir réew mi parce que na mu duggee ci yenn réew yi ba def fa jéye yi mu fa def yàlla may nañu aajuwul rek ci suñu politique bi ñu tëral wala ci suñu comité de riposte loolu xel muy nàcc mën na koo xalaat
ne xëy na feebar bi melul ci ñun na mu meloon ca tubaab yi ci début bi. très bien. ba ñuy tëral ay 1000 morts ay nangami morts par jour di ko wàññi. masques yi nag aussi masques yi aussi tamit coow li bëri na léeg-léeg nga gis benn masque chirurgical ñii di ko jaay 500 ñii di ko jaay 300 prix yi du tolloo ñu naan la 3 heures nga ko war a takk ni nga ko war a takkee ni gel bi amee coow itam noonu la masque yi amee coow Ablaye. mais booy fàttali ko pour ñu homologuer masques yi ça a tellement tardé que même agence sénégalaise de normalisation encore bi muy homologué. masque tissu yi nga xam ne moom lañ joxoon fédération la des tailleurs pour ñu defar ko dañoo plaqué rek li nga xam ne mooy norme AFNOR boo ko déggee mooy agence française de normalisation. te ñoom seen bos dañ ko defoon sax disponible pour tout public def ko ci seen site nit ñi mën koo télécharger partout à travers le monde. Les 2 premiers jours site bi dafa bëggee parce que y avait tellement de gens qui se connectaient partout à travers le monde pour am protocole AFNOR ñu jël plaqué presque du copier-coller xëy na am na loo xam ne étudier wuñu ko si ci adaptation bi tàngaay bi climat bi parce que fii nit ñi ngi la naan am na masque yoo boo ko solee mais doo noyyi ak tàngoor bi nga xam ne nii moom moo fi nekk. mais ñu dem ba ci biir li lay won ni am na lu ci tey xel compagnie aérienne yi dañu bind clairement ci seen protocole ne masque en tissu non accepté booy jël tey Air France di dem France dañu préciser que masque chirurgicaux yi rek la ñu accepté yow sa réew homologué masque boo xam ne masque en tissu la ñu ne homologué nañ ko par les agences de certification agence sénégalaise de normalisation compagnie aérienne xëy na bu am fullay boppam gis ni lii protégé wul ki nga xam ne nii moo koy yor muy masque en tissu protégé wul aussi ñeneen ñi nekkandoo ci avion bi mu ne man masque en tissu accepté wu ma ko loolu bu ñun ñoo ko war a faj mais suñu gouvernement moo ko mën a faj parce que bu fekkee ni suñu gouvernement ak ñi agence am yi nga xam ne ñooy toppatoo wàllu woowu gëm nañ ni masque bi baax na ñoom ñoo war a imposer aussi compagnie aérienne bi ne ñun masque tissu la ñu homologué mais bu ñu ko deful c'est parce que ñoom ci seen bopp njortu nañ ni masque tissu boobu defarin bi parce que amatul contrôle wax dëgg fa yàlla xam nga tey moom bu nekk génn na début ba sax xawoon nañu kii tuuti ne dañ koy booleeg fédération tailleur yi ñu contrôlé ko mu jaaroon ci le coordonnateur de la commande publique mais yooyu yëpp tey woon ni na tey masque façon bu ne ngay gis bu nekk ñu ngi koy jaay te amul benn contrôle benn problème bi quand même ci masque yi pour jeexal ci masque yi mooy xam nga dañoo toll ci jamono joo xam ne aussi foog ñuy xalaat ci li nga xamante ni nii mooy ëllëgu masque yi parce que tey ñu ngi ciy jamono sax tissu plastique yi ak yooyu buñ jógee ci yooyu yëpp ñu war a wax ci li nga xam ne mooy masque bi masque chirurgical bi nga xam ne benn yoon nga koy utiliser chaque jour mais boo jógee ci loolu tey fan la ñu koy recycler masque yi parce que ñu ngi ci recyclage bu plastique dan ngay sànni rek comme ñu def plastique yi ci mbedd yi ak yooyu est-ce que xam nga bii ñaata at lay def pour disparaître siècle kay wax siècle ñetti téeméeri at pour disparaître donc moo gën a compliqué sax waa siècle plastique yi donc te am na aussi bu fer bi nekk fii gis nga yooyu yëpp voilà loolu bon bu fekkee ne ñu ngi yëngatu ci plastique bi pour wax ni dégâts wu plastique bi loolu la lii nga xam ne presque bu jaaree yoon nit dina ci utiliser ñaar ba ñett bon ci journée bi mais genre Modou Fall yi xam nga dañuy fóot ñoom chirurgical sax dañ koy fóot jëlal si waxta mais toujours est-il que enjeu la de santé publique enjeu de développement durable la te war nañ ci commencer wax bañ a bàyyi noonu rek ba finalement mu tasaaroo ci dëkk bi te yokk ci nag du comme plastique rek parce que moom da nga koy sànni xëy na mu àndale ak ay bactéries yoo xam ne nii mën na indi lor mën na koo for di ko xam nga fi ci réew mi la nekk di ko jëfandikoo wala leen mën nañoo ñëw également ci coût bi parce que gis nañu même masque chirurgicaux yi cher na ba léegi gis nañu en temps normal avant Covid bi 3000 francs ñi nga xam ne ñun ay soignants ñoom lañ ko doon amee ñoom ñiy soignants yi sax nee nañ 1500 mais léegi da ngay gis paquetu 50 bi il te faut 20 000 francs loolu yëpp seetaan la ci stratégie bi parce que gis am nga na bi ñuy pharmacie yu def koy jaayee 17000 bu 50 mais ba léegi c'est ñu ngi wàññeeku amul waaw weekend bi je l'ai acheté à 17000 te gis nga loolu moo gën a nekk problème gis nga loolu moo gën a nekk problème parce que pharmacie lañ fay jaayee prix homologué la normalement kon pharmacie bi warul jaay 20000 kay di jaay 17000 mais parce que dañoo bàyyi ku nekk di approvisionner foo mën boo mënee nga commandé ñu indil la bu boobaa aussi marché libre lay doon mais masque yi bu ñu dès le début bu ñu ko rocc wuloon ci pharmaciens yi parce que dañu ko dindi ci pharmaciens yi centraliser ko am nañ seen centrale d'achat pharmacie nationale d'approvisionnement ak yooyu mais bi ñu ko roccee ba pare permettre ñu leen ñu bokkaat ci circuit de distribution bi ay privé ñoo fi ñu ko indi masque yi privé yi ku ne xam ne nuñ koy doxalee pharmaciens yi dañu obligé woon parce que produit d'appel la di jënd masque yi pour def ko seen pharmacie nit bu ñëwee di jënd garab
masque la lay njëkk a laaj. donc souvent pharmacien bi sax mën na ñàkk client parce que amul masque donc ñoom produit d'appel boobu la ñu dem jëndee ko li mu leen di jar. après aussi ils peuvent vendre à perte. masque yi dem na benn moment jar na fi ba presque 40 000. alors que avant Covid bi 3 000 4 000 la doon jar. donc yooyu yëpp aussi ci stratégie de guerre bi la. ñu waroon a agence yëpp. am ci taxawaay mais malheureusement am na lu bëri loo xam ne rëcc nañ bu fi jógee nag. bu pënd wi wuree moom xëy na lu bëri. jërëjëf Abdoulaye Cissé ci jàngat bi ñu indil 8h25 mooy soo ko jot waxtu dalal gan gi léegi dañ ciy sóob.